mbokk yi asalaamaaleykum bisimilah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na jàppante ba xëy am ca ndar géej dox ci diggante ñi di nappkat yi ak ñi nga xamante ne ñooy takk der yi la ko sooke nag bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ne nappkat yi dañoo gis ne séddale ga moo jaarul yoon ñoom nag ñu ci ami gaañu gaañu yu bëri ba ca ñaari fànn yépp te jile nag di bëccëg bi ñu jagleel xeex doomu jàngoro bi di cancer nag ci réewum Sénégal ku ne xam ne ba ca gën a fës mooy bi sonal jigéen ñi ñu dippee ko cancer du sein waaye tey nag nataalu bés bi ñu ngi ko jagleel Mame Diarra Guèye Kébé mu nekk ab jàmbaaru fakk tëgg moom nag boobu lépp cancer dafa xeex ak moom ba daal di koy daan tey jile mi ngi doxi soxlaam mel ne sax ku mustaam boobu lépp jàngoro. ci wàllum njàng mekk njàngale mi daañu wutali ba ca école Sam-Sam ba jàmm gën boobu lépp daara nag ma nga ca biir ndox ya di lapp di feey ba tey loolu tax nag waajur yi daal di jaaxle ñoom sax ña nga yuuxu di sàkku ndimbal ci kilifa yi waajur yu bëri nag daal di leen jële seeni doom ci boobu lépp daara ngir yóbbu leen feneen ngir ñu wéyal seen jàng. mbokk yi loolay ponk yi bu ngeen taaxiloo ñu daal di koy yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum xibaar yi nag ca ndax géej nañu koy daal di dooree ak jàmmarloo nga xamante ne moo dox ci diggante nappkat yi ak takk der yi loolu nag ci suba ba tey mi ngi daal di am ñu bëri am cay gaañu la ko sooke nag bokk na ci licence de pêche yi nga xamante ne nappkat ya nekkee ca ndar géej ca dañoo gis ne nañu koy séddale jaarul yoon ay takk der nag yu bëri bàyyeekoo ca Thiès ngir dooleel si ña nga xamante ne ñoo nekkee ca ndar géej moom ñi ciy gaañu ñeneen ñi di ay takk der ñi ci des nag di ay nappkat moom ñaa mooy suñu ndaw foofee ca ndar géej ca ñàkkul nag daañu ko jël mandi ay leeral ca mbir ya fan la yemandi jamono ji laata nag xibaar yi di jeex ñu wax ci leneen ñeel wàllum wér-gu-yaram nu ko junjee nag tey la bëccëg bi ànd wëngal képp jagleel xeex cancer ci réewum Sénégal nag li ñu fi dégg cancer du sein bëri na sonal na loolu soxna yi waaye moom nag soxna su jàmbaar la Mame Diarra Guèye Kébé cancer du sein la amee woon mu daal di xeex ak moom ba daal di koy daan tey jile nekk mu ngi wéyali l'activité am waaye nag li mu gis nag mooy boobu lépp feebar li muy laaj ci koppar dafa bëri nem sax chimiothérapie boobee dañu koy daal di maye li ñu nemmeeku mooy hôpital yu bëri fu mu fii ci réewum Sénégal jumtuwaay ngir daal di saafara cancer boobee ma teewu fii reportage Abdourahmane Li ma falfal ñu yàgg ko jàppee luy reye lu ëpp ci àdduna gi niki jamono jooju nag cancer doon na feebar gu mët a bàyyi xel loolee waral sax bile bés ngir gën a ñaax waa àdduna gi ci boobee feebar ci naka lañu ko war a def ba duñu ko am ak bu ñu ko amee nan lañ ko nar a traité nga xamante ni cellules yi lay jàpp. Mame Diarra Guèye tey wér na cancer la amee woon kanam gaa ngi naay muy muñ saasu ne moom mi lee bëggul sax fàttaliku jamono ji mu amee woon boobee feebar ngir moom li jar ñu wax moo di prise en charge bi ndaxte ba tey ngir moom bu weesoo chimiothérapie bi nga xamante ni doo fay dara prise en charge bi ci tàmbali gi daa cher ba tey. gratuité bi am nañ ci mbégte kontaan nañ ci mais des na ndax balaa ngay mën a dem ci gratuité da nga war a dem ci li ñuy wax pose de diagnostic te pose de diagnostic boobu balaa nga koy mën a am dina am looy fooy jaar boobu metti na cher na. kon nag tey ñu ngi koy gërëm di ko sant mais di ko ñaan mu dolli nañu may gratuité totale des soins ndax loolu rekk mooy mën a tax ñu mën a am résultat yu baax ci cancer. mu nekkit kuréel gi ñuy wax cancer du sein Sénégal Mame Diarra Guèye Kébé jàpp na ni plateau technique bi itam war nañu ci wax ngir moom loolee rekk moo tere ñi di fajkatu cancer yi ñu def seen liggéey nu mu waree. man fii laa fajoo ci Sénégal gi ak médecin sénégalais yii macha allah maa ngi nii di sant yàlla bu baax di dolli sant bu baax a baax kon nag nañu gëm suñu bopp suñu autorité dimbali ñu defaraat suñu système sanitaire gën ko yokk ba nga xam naa ne ñu ngi siy def ay jéego mais ñu gën ko yokk gën si farlu ba nga xam ne ñun léegi dootuñu soxla dem fenn pour faju ndax docteuru sénégalais wallaay azim am na xarañ nañu. tey ci ñeenti fan ci weeru février muy bés bu spécial mu ci nar a topp message bu spécial
jëm si ñi nga xamante ni ñoo amee feebar bi di cancer. tey si bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel journée internationale du cancer maa ngi ñaanal maladie cancer yëpp ci Sénégal ak bitim réew fépp ci àddina yàlla may leen wér yàlla yëkkati leen yàlla fëgg seen bopp ñi yàlla jël ci feebar bi tamit yàlla na foofu fa ñu jëm nekk seen noflaay yàlla jéggal leen jéggal ñu. ci atum 2018 ba nii lu toll ci fukk ak juróom-ñetti millions yu nit yu yees yu amee cancer nemmeeku nañu ko ci àdduna gi wante heureusement ak chimiothérapie bi nga xamante ni doo fay dara ci Sénégal wàññil na yan yi ñooñee lu tollook junneek juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ci ñu ko amee jëriñoo nañu ci gratuité boobu bu ñu sukkandikoo ci pharmacie nationale d'approvisionnement. ñu wax ci leneen ñàkkum kaaraange yenn ci ñam yi ñuy jëfandikoo mën a juri gàllankoor bokk na ci yoolee gàllankoor yàq-yàq ci wàllum wér-gu-yaram loolu waral nag waa FAO doon sooba pëlal lël bi nag ñu doon waxtaanee naka la ñu mën a gàggante loolee waaye it naka la ñu mën a def ngir sensibiliser askan wi ci fànn wi ngir ñu xool bu baax nag sécurité alimentaire la mu mën a jur ci wàllum wér-gu-yaram. Boubacar Dieng, Augustin Mandan. feebar yi nga xam ne mu ngi jóge ci ñam ñuy lekk doon na luy rey nit ñu bari ci àdduna bi ci bu ñu sukkandikoo ci ay estimation yu organisation mondiale de la santé def ñetti nit yu faatu yoo jël kenn ki li ko rey moo di feebar yu jóge ci yooyu la ñam diwaanu Afrique ak Asie bokk na ci bërëb yi nga xam ne ñoom la feebar yi jóge ci lekk di gën di dal. urgence bi mooy gis na ne feebar yi boo jëlee nit ñi nga xam ne ñooy daanu feebar. boo jëlee ñett yu ne benn bi mi ngi jóge ci ñam te njaay mi ak njënd mi ni mu demee léegi gaawaay bi tax na ba kon séminaire bi nga xam ne moom la ñu def tey sur l'analyse des risques maanaam services yi nga xam ne ñoo war a saytu xool ñam yi ni ñu koy jaayee ñu mën a déggoo mën a coordonner li ñuy def. lii di commerce international bi doon na loo xam ni itam day tax feebar yu jóge ci ñam yi law ci àdduna bi fépp loolu le tax mu jot ngir nguuri àdduna wërngal këpp jóg taxaw temm ngir xeex lu ni mel. il faut que aussi ñi nga xam ne ñoom la Sénégal dénk ñu saytu wàllu set gi ak sellu lekk gi ñoom seen bopp ñu mën a xam lan mooy soxlawu Sénégal tey pour xam ko nag dafa am ay genre saytu yu ñu war a def muy analyse de laboratoire analyse yooyu nag ci la FAO aussi di jàppale Sénégal ci juróomi produit ak juróomi tooke yoo xam ne dafa nekk ci ñam yi pour que ñu mën a xam ci wàllu yooyu lan mooy soxla bi. nguur gi war na yokk surveillance yi ngir xool bépp produit boo xam ne dafay dugg ci réew mi waaye lu ko wees ñi nga xam ni ñooy consommateurs yi ñoom war nañoo xam lan mooy indi yooyu la feebar. loolu nag suñ ci paree ba pare ñu ne nag loolu waruñu yem foofu kese dañu war a àgg ci nit ñi xamal leen li nga xam ne moom ci boppam suñ ko xamee dana mën a tax ñu mën a moytu feebar loolu mooy sensibilisation bi. benn boroom xam-xam mu ngi doon wax ni lekk gu baax bokk na ci liy yokk dundu doomu aadama lile buñ ci sukkandikoo muy wane ni jot na ci Sénégal acteurs yépp boole seeni doole doon benn ngir nga xam ni dinañu mën a saytu lépp luy dugg ci sunu marché yi ngir nit ñi mën a am lii di sécurité sanitaire ci aliments yi ñuy lekk. ñu wax ci leneen ak li ñu dippee coronavirus benn doomu Bangladesh moom nag moo bàyyi ko woon ci Ndakaaru dem foofee ca Guinée ñi ngi koy saytu nag jamono ji ndax yaramam dafa sutante moom sax mi ngi sëqat bu métti yaram moom tàng loole ñi ngi saytoo ko xool ndax dafa am lii di coronavirus ngi gën ci ami leeral nag nañ ci déglu kii di Sakoba Keita directeur général bu agence guinéenne bu sécurité sanitaire ci jokkoo Makal Samba Diop. waaw moom ab doomu dëkk bi di Bangladesh la mi ngi nekkoon fi nga xam ni moom moo di Guinée daanaka ci diirub juróom benn weer mu demoon nag Dakar ci ab liggéey bu ndaw
liggéey boo xam ni suñu sukkandikoo si moom si ñeenti fan rek la daal di am ginnaaw ba mu jógee Dakar si la jëlee vol Air Sénégal diggante Dakar ak Conakry daal di fi ñëw ba mu yegsee nag puisque ñun dañoo jël ab dispositif daal di koy def si aéroport bi loolu ñu fa def pour xool température yi nag moom moo tax rek ñu gis ni moom am na mbir moo xam ne rek war naa tax ñu xoolaat yaramam bu baax a baax ndaxte da doon sëqat bu baax a baax ba noppi ñu nemmeeku rek ab infection respiratoire si mbir mi loolu moom mooy examen yi nga xam ne rek moom la ñu njëkk a def looloo waral ñu daal di koy isolé si beneen wàll bi laataa rek ñuy defaat yeneen examen ngir xam ba xam moom dafa am li nga xam ne rek moom moo di coronavirus wala déet jamono ji nag mënaguñ ko xam résultat yi dina ñëw suba ak jàmm mënuñu jàpp nekk ni ab cas suspect la maanaam koo xam ne dañoo war a njort ni dafa am coronavirus ndaxte sooy xool moom Sénégal la daal di jóge te Sénégal amul benn cas fii si Guinée tamit amul benn cas kon tey jii mënuñoo jàpp ne rek moom am na coronavirus suñu sukkandikoo si ni nga xam ni noonu la ko kuréel gi nga xam ni moom mooy yëngat si wàllu santé si àdduna bi daal di waxee kon jamono jii daal ñun ñu ngi koy saytu dafa ñëw aéroport température bi daal di wane ni rek yooyu les signes si moom jamono ji nag résultat yi la ñuy xaar ngir mun ko confirmer wala déet. mi ngoog mu nekkoon Sokoba Keita nekk directeur général bu agence guinéenne sécurité sanitaire waaye it nekkoon point focal bu Ebola ca réewum Guinée ci jokkoo Makal San Samba Diop mi ngi Maham Ndiaye moo ñu doon tekkil ay kàddoom waaye nag bu yóbbu xel dal fii ci réewum Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ne lépp lu ci motuwaay jël nañ ko ngir boobu lépp coronavirus bañ a dugg ci réew mi ñu daal di koy déglu. Sénégal moom yaakaar naa ne bu ñu yëgee jàngoro bi rek la ñu mettre en place suñu dispositif bi xamante ne moo war a taxaw pour xeex lépp lu jëm ci urgence sanitaire parce que Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne am na jumtukaay yoo xamante ne jumtukaay yu am solo la dispositif bi ñu mettre en place ba xeex Ebola bu mu génn fi dispositif boobu mi ngi fi ba léegi te donc ci dispositif boobu la ñuy wéeru pour non seulement donc taxaw ba lépp loo xamante ne war nañ ko def bu fi jàngoro bi egsi woon ñu def ko mais nag yaakaar naa ne mbir moom toujours da ngay si boole ñaaw njort moo tax toujours dañuy taxaw pour donc lépp loo xamante ne war nañ ko yokk rek ci mbir ñu yokk ko parce que santé population yi moom dafa nekk loo xamante ne loo am solo la te kenn war ko jaaxane. ñàng mekk ñàngale mi nag ca banlieue bu Ndakaaru waa G7 dajaloo woon nañ fa ñoom nag la ñu bëgg may la dox seen digganteeg nguur gi di ay diggéey ki xaatim accord 2018 yi ñu daal di koy jëfee lu ko mooy rek daañ leen gën a dégg ci yeneen lépp fànn Mamadou Lamine Fati. beneeni ñaxtu bu jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci G7. mais ñu ngi waxtaan suñu biir mais waxtaan bi li si génn mooy gis nañ ne gouvernement bi li nga xam ne moom la ñu waxante woon ak moom te nga xam ne mooy ponk yi nga xam ne moo si ëpp solo matale wu ko mooy que jàngalekat yi tey pour ñu avancer dañoo am problème mais bu ñu avancer rax dañoon toog ay at yu bari même bu ñu jotee seen impôt seen rappel gis nañ ne dañ koy def impôt bu mucc ayib te loolu aussi mënuñu ko nangu leneen li nga xam ne timit jàppandal na te yaakaar nañ ne loolu aussi mënuñu ko bàyyi mu furaas daal di gërëm mooy payoor yi gis nañ ne boo nekkee jàngalekat sa payoor boo ko nattablee ak ki nga xam ne mi ngi si beneen koor daf lay mën a fay ñaari yoon wala ñetti yoon te yéenay tolloo maanaam lépp kon nag loolu aussi président moo joxe woon kàddoom ne dina ko saafara mais suñu yaakaar dafa mel ni beurre boo teg si naaj bi rek njàngu arab bi tamit gis nañ ne dañu safantal tuuti njàngu arab bi te ñun jàpp nañ ne njàng la kon dañ ko war a ni ñu fonkee tubaab bi ñu fonkee ko arab bi ñiy jàngale arab suñu jox leen dayoo te loolu aussi ñu ngi siy xaar gouvernement bi quoi. ñàkk wàccop ay jëfam bu nguur gi def tax na ba jàngalekat yi di gën a dëgëral seeni kàddu. yeneen ponk yi nag moom mooy ponk yi nga xam ne moo ëpp solo parce que jàngalekat bu nekk bëgg nga li ngay liggéey mu am yokkute bi am jeexital ci sa biir poos te loolu li ñu ko may rek mooy suñu payoor te gis nañ ni foofu gouvernement bi fi mu tegan tànkam bougé wu comme nag noonu la demee xeex bi dañ koy gën a taral mooy su fekkee jóge nañ ci plan bi nga xam ne ci lañ nekk da nga xam ne njeexital bi mooy suba dañuy def grève ci bis bi yëpp su état bi defut benn avancé mooy lii ñëw mooy gën a tàng lii ñuy def nii fi mu nekk nii. ñoon ba téye notes yi xale yi dootu ñu leen jox notes yi téye ko mën nañ tax dem parce que eggaguñ si mais bu ñu continuer nii mais examen yàlla rek moo xam parce que bu fekkee ne dañoo continuer si li ñun aussi duñu bàyyi.
am ay conditions yu mucc ayib boole kook seeni liggéey bu am solo loolu la jàngalekat yi nekk ci G7 di laaj ñoom sax bàyyiwuñu ba nar nañ gën a jàll ci lu mel ngir gën a dëgëral seeni xeex gile. Mamadou Lamine Fati dañuy desandi foofee ca banlieue bu Ndakaaru ak école Sam-Sam 3 bu Diamaguène bi nga xamante ne boobu ba tey mi ngi ci biir ndox ya 2005 nag ba tey waajur yi wëy di yuuxu ne nag fu mu toll nii dañoo sës rek li ñu bëgg nag mooy nguur gi na si pexe ngir saafara boobu lépp jafe-jafe ñu ëpp ci ñoom sax ci waajur yi daal nañuy génne seeni doom ca boobu lépp daara yóbbu leen feneen ngir ñu wéyal seen jàng Moxtalaan ba Cheikh Saw. ndox yu taa classe yu ñu beddi école Sam-Sam 3 bi nekk ci commune Diamaguène Sicap Mbao ni mu mel doy na waar juróom benn classe rek moo des si fukk ak juróom-ñaari classe yi nga xam ni moo amoon ci école bi. l'école a été dañ ko créé en 1994 ba 2005 mu jóge ci 3 classes dem ci fukki classe ak juróom-ñaar mais à partir de 2005 inondation yi lañ commencé perdre ay classes ba 2009 bi ñëwee 2009 nag donc de 17 on est passé donc à 6 classes donc actuellement l'école fonctionne avec 6 classes. anam yi ñuy jàngalee ñoom jàngalekat yi mu metti loola te jumtukaay yi daanaka dara mateewu si. nos conditions dafa metti parce que li war ci xale yëpp li war ci jàngalekat ci boppam mënoo ko dajale fii jàngale ko parce que déjà support bi li ñu naan support mooy jumtukaay ci ngay basé pour nga jàngal xale bi tey par exemple boo leen laajoon yenn documentation yi mënuñu koo am. boo ne laajoon yenn manuel yi mënuñ koo am parce que dañ naan école la ko war a joxe mais école boo xam ne daanaka dañ koo délesté dimbali ko ci dara lépp parfois ay jël sa xaalis di def ay photocopie boo laajee yenn somme yi pour ñu mën a cotiser wala ci wàllu njàng mi parents dañ laan amuñu population mel ne boo xam ne lu mu tal mooy nan laay lekkee nan laay naanee kooku mënu laa dimbali si dara ci wàllu xale bi yaay def say sacrifice rek jéem a xool nooy jàppalee xale bon bu ko defee nga mën a doxal mais c'est extrêmement difficile. waajuru ndongo yi ñoom ñi ngi jaaxle ci seen kaaraangeeg doom yi nekk ci boobu lépp école. école bi 2005 ba 2020 ça fait 16 ans de cela ñu ngi fi nekk di nga am nekk ci situation bii nga xam ne di nga am gis ngeen image yi. bu école ubbee qu'on reste au moins 2 mois ñu commencé di tànk di def yëpp école bi ak li fi newoon ci effectif ñu dem ba léegi 700 demoon nañ ba àgg ci presque 3000 élèves. ñëpp parents yëpp di nga am di jël seeni doom parce que vraiment y avait pas de sécurité au niveau des classes y avait l'humidité feebar lu nekk mën na cee dal. ay waay defar yu baax ñëw nañu commencé defar li nga xam ne mooy école bi njiit yi askan wi ñi ngi sàkku si ñoom li ñu diggee ñu jëfe ko. ñu dellu si ci Ndakaar wax ci symposium ba nga xamante ne ñu ngi koy waajal ngir daal di delloo njukkal professeur Samir Amin ci boobu lépp symposium nag war nañu fas yéene waxtaanee lépp li nga xamante ne mooy xalaatam rawatina ci wàllum koom xool it li nga xamante ne moom la ñu ci weesu ñu daal di koy xool naka la ñu koy méngaleeg xew-xewu jamono mbir yi nag mi ngi war a am fukki fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weer février bi ñu nekk Cheikh Hassana Fall. Ce sont les États-Unis, l'Europe et le Japon qui fabriquent la mondialisation et on demande aux autres de s'y ajuster. Le projet souverain est un projet qui renverse ce rapport et dit non, nous partons de nous-mêmes et nous vous demandons, nous vous contraignons, vous, à vous ajuster à ce dont nous avons besoin. musuta nangu diggante Afrique ak yeneen réew yi ti woowee seeni bopp capitaliste nooteel ga ca amoon na xalaat ak doxalin gi professeur Samir Amin amoon na ñoom ko sekkaloon ba léegi ñoo ngi koy dundal la ay àndandoom yoo xam ne sax ñoom ngir màggal ko bile pa dañuy teg xalaatam gile xool lépp loo xam ne jagadi na ci te ñoom sax fi mu toll nii gis nañu dañ ko war a adapté ci waxtu bi lu mu laaj. xalaat yi mu génne fépp foo dem ci àddina bi ñu jàpp ni am na solo xalaat yooyu la ñu bëgg seggaat parce que xalaat yi aussi dafay nekk ak àdduna boo xam ni day dox dañu ko bëgg seet lan moo ci ëpp njariñ tey. c'est Samir Amin ci boppam même li mu doon admirer position critique la amoon ci ñoom donc ñun tamit xëy na am na Samir Amin lu mu wax duñ ci d'accord donc ñun Samir Amin lu ñu woon loolu la ñuy toppatoo. ab symposium boo xam ne dina am ci diiru ñetti fan la ñu nar amal ngir màggal marxiste bile moom mi xam ne sax ay jàngatam yu mu defoon ci lu jëm ci crise multidimensionnelle bu système mondial bile moom la ñu war a taxaw waxtaanee ko
te xool ban tontu la ci réew yu nekk ci sud bi war a andi. ñun il faut que Samir Amin yoon bu mu doon def mu doon topp ñu topp ci yoon bi aussi seet crise bi lan mooy suñu xalaat yan solution la ñuy proposé. dañuy sukkandiku ci xalaatu Samir ak tournant bu bees bi ci crise bi ñun itam dañuy adapté maanaam méngale suñu xalaat ak suñu gëstu ci jéego yu mujj yooyu crise bi am pour daal génn ci ay tontu. ay tontu yoo xam ne sax ñoom dañ koy jël def ko ci ab téere firi ko ci juróomi kàllaama yu bokkul wasaare ko ci àdduna ngir mën a yeggale xeexub Samir Amin bile xam ne nanguwul woon dara ci capitalisme. Cheikh Hassane Fall pétrole bi ak gaz bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ci réew mi te ñu koy xaarandi ci atum 2021 ñi ci àddu bëri na loola nag waral ñu amal ab waxtaan ci mbir yi naka la war a tëree jaarale ko nag ci ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc bu baax ci mbir mi réseau sénégalais think tank tey jële nag ci seen bëccëg bi ñu doon waxtaanee ci wàllum bonne gouvernance waaye pétrole bi ak gaz bi naka la ñu ko war a yoree Moustapha Gabar Diop Moussa Fall. suñu tàmbalee exploiter suñu pétrole ak suñu gaz at bu ne war nañ si mën a am juróom benn téeméer milliards si suñu koppar ab koppar boo xam ne suñ si xasee jot war nañu tàmbale xalaat ci nan lañ ko war a yoree ak nuñ koy séddalee si réew mi le foog ñu gën a xarañ suñu bopp xam li xew xam tamit lii ñëw parce que yu bëri mu ngi ñëw li nga xam ne mën na fexe ba li ñu war a am ci mbir mi duñ ko ci am muy mel ne ay transition énergétique ak yu mel noonu donc il faut que ñuy gën di gëstu di xalaat di jënd ay propositions yoo xam ne day gën a dëgëral rek taxawaayu suñu nguur gi pour ñu mën a négociation boo xam ne dina tax askan yu mën a véritablement jëriñoo li nga xam ne nee nañ dañ commencé di ko exploiter. si 2018 gouvernement bu Sénégal joxe woon na xalaatam sax. si nu ñuy war a mën a séddalee koppar bile jugee si pétrole ak gaz bile. jamono ji ñu ngi naan boo jëlee téeméer bu ne dañuy jël juróom maanaam 5% ñu denc ko ci fonds de stabilisation boobu waaye ci man mën na àgg ba mën nañ wax ne fukk ci téeméer maanaam 10%. dañuy créer ci biir FONSIS pàcc boo xam ne dañ fay dugal tamit xaalisu pétrole bi ak gaz bi ba pare nar koo dugal en tout cas man loolu laa wax ñu def ko ci sama téere bi ma bind ñu dugal ko ci mbay mi ak ci production lekk mi nga xam te ni dañuy employé ay ndaw yu bëri. ñaar fukki institution yi nekk ci think tank bile di woote ngir ñu boole leen ci fa ñuy jëlee ndogal ci exploitation pétrole bile ngir lépp di mën a leer. décision bi dañ ko centraliser encore ci autour du président ak ministre bi yore wàllu pétrole bi waaye loolu war nañ ko gën a mën a yaatal ci fépp xam ne dafa am fu ñuy waxtaan avant ñu jël décision ba sax ñuy signer contrat dañ ci war a dugalaale peuple bi ñu toog fa ñu am ñu leen fay toogal pour ñu xool ci biir loolu le lan moo ci intérêt askan bi ñu koy sauvegarder. réseau sénégalais bi ëmb think tank yi le di woote tamit ñu soppi code bu environnement bile ngir xool nu ñuy waajalee suñu bopp ci lépp loo xam ne musiba la te mën a jugee ci exploitation pétrole ak gaz bile. ñu wutali ca Kolda wax ci wàllum wér-gu-yaram jamono ji nag ñu nemmeeku feebar yi jóge ci mala yi dem ci doomi aadama yi tàmbalee bëri foofu ñu amal ëppalal saytu mbir mi waaye it xool naka la ñuy gàggante askan wi ngir ñu moytandi ko waaye it moytandi ak saytu xool it doxalin bi war a am seen digganteeg mala yi Seydou Diatta. ci fukki région yi ak ñeent yu nekk ci mim réew daanaka juróom-ñett yépp la liggéey bi jëm ci fagandiku yiite ndaje gi ñu amal ni jëm ci boole xalaat ana yan yoon la ñuy aw bokk càmbar taxawaay bu gën ñeel weccante xalaat jëm ci fagaru ci feebar yu mën a jóge ci mala yi ba dal ci kaw nit. wér-gu-yaram du rek yëfu ministère de la santé wér-gu-yaram yëfu askan wi la yëpp ndax dafa am feebar yu bees yuy kii dëkk naam amoon na bu yàgg mais jamono yi ñu toll dañoo nekkaat di génnaat di feeñaat par nànk-nànk. feebar yi nga xam ne dina jóge ci mala dem ci nit waaye dina jóge ci nit dem ci mala mu doon loo xam ne dafa commencé bëri yaatu ci àdduna bi ba tax na Sénégal réewum Sénégal ci feebar yooyu tànn na si juróom-benn yoo xam ni moom nañ ne yii de dañ koy bàyyi xel bu baax lu ci mel ni feebaru say mirage lu ci mel ni influenza aviaire lu ci mel ni fièvre de la vallée du Rift lu mu mel ni charbon bactérien lu ci mel ni tuberculose bi nga xam ne dina jar nag yi donc feebar yooyu dañuy nekk di leen saytu fii ci Sénégal ak Ebola fàttewuma ko mu doon feebar yi nga xam ne mun nay woy les maladies hémorragiques
moo tax ñu def tey sunu lël bi ne nañu waxtaan ak acteurs yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ngir ñu gën a xam feebar yi gën a xam nan lañ leen di moytoo gën a xam tamit nan nañuy xamee feebar bi ak nan lay jëfandikoo ba ëllëg si biir suñ ci amee ay su feebar bi ñëwee wala lu nuroog moom ñu mën a jël suñu matuwaay. ba jamono soso ba tey doomu adama ak mala yi ñoo yàgg dëkk waaye ñu bari duñu bàyyi xel ci wàllu feebar te gox bu mel ni Kolda bokk na ci gox yu laaj matuwaay. zoonose yi mu doon feebar yoo xam ne lëmbal na àdduna bi ñoom it ñu leen di ñaan ñu gën a ñun dinañ mën a sensibiliser ci lu ñu mën waaye ñoom it ku ci mën a jege service de santé yi wala service vétérinaire yi ngir gën a am xam-xam ci feebar yi dina am solo surtout ñi mel ni éleveurs yi ñu mel ni boucher yi mooy ñi nga xam ne daanaka léegi nag ñëpp a yar soo xoolee Sénégal léegi ñëpp a ngi yar ñii ngi ci ginaar yi ñii ngi ci xar yi kon nit ñi war nañ gën a xam feebar yi nga xam ni mun na jóge ci mala yi ñëw ci nit ñi loolu kaaraange lay doon pour ñun daanaka mun nañ ne devoir la. bi ñu defee benn recherche ci région yi nga xam ne moom moo ñu concerné ñu ne kon il faut que ñu jug pour wax ak nit ñi yee leen balaay daray xew ndax ci wàllu santé animale ci wàllu zoonose amuñu habitude di ci def communication tant que jafe-jafe amul bu ñu jëlee lu mel ni Ebola bi fi Ebola amee yëg nañu rajo yeeg télé yeeg affiche yëpp Ebola la ñuy wax mais bu ñu ca pare nañ ca comme nag dañ ne xoddi ko balaa ngay lakkale mieux vaut prévenir que guérir ñu ne kon nañu jug pour que nit ñi adopté comportement yi nga xam ne feebar yooyu dina fi wàññeeku. bu ñu noppee ci ndaje mi daañu rëdd benn tere bu ñuy jëfandikoo ci wàllu sensibilisation su ko defee ñu mën a soppi yu bëri ci jëfin te moytu lu bëri. jaajëfal bu baax Seydou Diatta sant leen gërëm leen bu baax yéen it mbokki xibaaru marax yi fii lay daal di yem 19h45 seen gee ñëw andil leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan jërë ngeen jëf.